waaw VAP bi bon buñ ciy waxee bilan xam nga buñ ne bilan moom day naan day fekk loo xam ne lu ñuy def nañ ko ba mu jeex waaye mun naa wax ne jamono ji fu ñu toll peut-être mun nañ def bilan d'étape lu ñu toll ndaxte VAP yi boo koy xool luñ ci sumboon au départ mooy dañ ne woon lu mu néew bëgg nañu ren patriotes yi bay luy toll de ci 270 hectares ngir rek ñu tàmm ndaxte lu ñu ci bëggoon mooy yenn ndaw yi ñu ci mel ne sama doomu bàjjen laxaat nga xam ne ñoom Dakar rek la ñu xam musuñu génn Dakar nan lañ la ñu génnee Dakar miin loo leen tool yi ba ñeme tool yi ba ñu xam ne liggéey bu nekk ci mbay liggéey bu noble la loolu moo nekkoon suñu mbébét waaye buñ ko lancé mun naa wax ne yàlla may na ma bokk ci ñi koy piloté buñ ko lancé une semaine après nombre d'hectares yi ñu mbébétoon raw nañ ko lu bëri di dem ba jamono ji sax yenn saa yi dañuy toll di def bilan d'étape parce que bu ñuy mujjee def bilan d'étape on était à plus de 570 hectares emblavés te su ma ne la 570 hectares mooy ñi nga xam ne jot nañu yónnee information pas plus tard qu'avant-hier am nay information yu ma jot ñoo xam ne dañoo bayoon te ñooñu boole wuñu leen woon mais leneen aspect boo xam ne moo ëppoon ci VAP yi nga xam ne moo ci ëppoon solo trop nga xam ne moo ci mooy lu ñuy wax l'engagement des jeunes dans les activités agricoles et je peux vous dire que bu ñuy mujjee def bilan d'étape on a pu répertorier plus de 20 000 jeunes Sénégalais qui se sont engagés dans les VAP mooy maanaam ay ndaw yoo xam ne VAP yi bu mu commencé ku ci nekk si ñoom te jeunes yi bu ñuy répertorier nekkul nga dem benn yoon rek ñu répertorier la mais il faut au minimum nga participer 3 fois ci activités yi mooy maanaam di nga dem ci bu ñuy waaj a balaa bu ñuy défricher bu ñuy semer di nga dem bu ñuy défricher di nga dem bu ñuy récolter di nga dem au minimum di nga participer ci 3 phases yi te 3 phases yooyu bu ñu comptabiliser nombre de jeunes Sénégal yi nga xam ne participer nañ ci rek on était à plus de 25 000 jeunes te loolu muy nekk lu extraordinaire parce que jeunes yooyu joxuñ ñu leen ñu lekk joxuñ ñu leen ñu naan fay lu ñu leen paas yenn saa yi bu ñu waree dem ci tool yi au contraire ñoom ñooy jël seen xaalis jënd seen jiw wut seen tool dem di bay donc pour ñun c'est un objectif largement dépassé du ma ne atteint mais largement dépassé loolu lu muy wone rek lu ñu ciy jàngat mooy ndawum Sénégal te comme que dañoo nekk ci contexte immigration clandestine ça me permet de parler de ça ndawum Sénégal ba ñu ñuy liggéey mais coow li mooy dañ leen wonul yoon man la ñu am benn leadership boo xam ne da leen di pousse ci ay mbir yoo xam ne day positif ndaxte lu ñuy def nii te yoruñu ay milliards état dénkuñu nguur gi jàpp nañ ne bu état amoon pas-pas buñ ci am ñun mun nañ du ma ne benn ndaw du génn Sénégal dem waaye ndaw yu bëri dinañ am lu ñu téye ci réew mi toog mais malheureusement dañoo am comme impression que état bi yeneen priorité la am que ndaw yi nekkuñ priorité soxaluñ ko te ñun jàpp nañ ne instant bi toll nañ foo xam ne VAP bi exemple la rek pour wan ne aux jeunes sénégalais c'est possible te lu ci extraordinaire mooy am nay ndaw yoo xam ne jàppuñu woon ci dara mais bu ñu leen yóbbee ci VAP yi ñu gisal seen bopp ñoom seen bopp ñoo décidé léegi comme que amuñu woon liggéey ñoom dinañu investir ci mbay mi te ñoom investissement boobu ñuy investir mbay mi ñun lu ñu jëlee ci VAP yi ñun ñooy jël suñu xaalis jàppale leen ngir ñoom ñu mun a toog ci mbay bi te loolu état war na ko mun a def il suffit juste de mettre en place un système de leadership transformationnel nga xam ne mettre en place une confiance entre leader bi ak jeunes yi rek dina am te ñun Pastef nag lenn mayu ñu lii yëpp lenn rek a ñu ko may mooy confiance bu ñu am suñu digganteeg ndaw yi te ndaw ñi dañoo gis lépp loo xam ne waa Pastef woote nañ ko ñoom ñoo siy jiitu buñ ne ndaw yi ñëw leen bay ñooy jiitu ci tool yi buñ ne ndaw yi ñëw leen maye deret ñooy jiitu ci maye deret te loolu boo ko sekkeek ndaw yi rek ndaw yi dinañu engagé wu ndawu Sénégal kenn ëpp leen fulla kenn ëpp leen a jom mais problème bi mooy malheureusement ñu jiite motuñu leen ay modèle wone wuñu kanam boo xam ne dañoo war a nekk ay modèle pour ñoom ñu mun a inspiré wu donc on n'a pas de leader inspirant ci ñuy diriger réew mi te bu ñu amoon ay leaders inspirants tey jàpp nañ ne on a tous les atouts pour fixer les jeunes au Sénégal pour ñu mun a travailler développer Sénégal ndaxte Sénégal gi kenn mënu ko développer lu dul ñun Sénégalais. non xam nga ñun bu ñuy lancer VAP bi on a bien dit au gouvernement du Sénégal lii lancé wuñ ko pour activité politique malheureusement nag dañoo yor ay dirigeants yu cuune ñoom lépp looy def rek dañ ciy gis mbirum politique alors que ñun c'était pas une activité politique c'est une activité citoyenne maanaam nan la ñuy woowee ndaw yi ci loo xam ne da lay doon seen njëriñ. te loolu tey ma jox la rek benn misaal bu ñu récolté macha allah ren nawet bi baax na bu ñu récolté bu récolte bi baax na bu ñuy wax atteindre nañu telle quantité produite mais duñ ne lii waa Pastef fa ko bay duñ ne lii waa diwa ko bay dañ naan Sénégal moo te ku koy ndamoo mooy nguur gi. kon ñun jàpp nañ ne lu mel nii bu fekkoon gouvernement bu am xel la di xalaat nekk stratégique man tey su ma nekkoon seen place li may def ma gis parti politique di woote li damay jël ay moyens. mettre à ta disposition accompagner la ci bu fekkee ne man ndaw yi gëmuñu ma te yow ndaw yi gëm nañ parce que tey bu ñu ko defoon ñu accompagner Pastef ba ndaw yi toog bay demuñ immigration clandestine amaana tey lu ñu leen di xalam
ci ndaw yi dem immigration clandestine ba ñàkk seen bakkan duñ leen ko xalame kon ñoom ñoo doon gagner résultat positif yi mais malheureusement ñoom lépp dañ koy gisee politique alors que nous on n'est pas dans cette perspective politique on est dans la perspective citoyenne et dans la perspective de développement loolu moo ñuy wutaleeg ñoom ci fànn